docteur ñu ngi lay nuyu. ñoo ngi lay fay. ñu bàyyi la nga présenté wu. man maa ngi tudd docteur Tabane donc cardiologue la ci hôpital bu ñuy wax hôpital général de Grand Yoff. En plus damay def li ñuy wax rythmologie interventionnelle mooy ñi nga xam ne ñooy monteel nit ñi li ñuy wax pacemaker ak ñi nga xam ne seen xol yi bu gaawee torop ñun ñoo leen defal li ñuy wax ablation. Docteur lan mooy arrêt cardiaque. arrêt cardiaque ci niñ ko mën a firnde mooy li ci ëpp nit koo xam ne niñ ko waxee dara jotu ko woon mu jékki-jékki xol bi taxaw donc loolu la ñu mën a tuddee arrêt cardiaque donc mën na am biir hôpital comme mën na am ci kër ga mais li ci ëpp li ñu seetlu mooy ci kër ga lay nekk wala ci mbedd mi donc loolu la ñuy tuddee arrêt cardiaque ku jékki-jékki xol bi taxaw donc yëngatootul donc loolu la ñuy tuddee arrêt cardiaque. En général lan moo koy indi. arrêt cardiaque li ko mën a joxe bëri na donc habituellement li ci ëpp li ñu gis ne moo ëpp ci lim koy joxe boo jëlee téeméeri nit juróom-ñaar fukki nit yi ak juróom li koy andi li ñuy wax problème mu xol lay doon cause cardiaque ci ñi si des nag. mën na doon li ñuy wax ay cause neurologique yoo xam ne ci bopp bi lay jógee am na yenn yoo xam ne li ñuy wax ay cause yoo xam ne digestive la ci biir bi problème biir am na yoo xam ne li ñuy wax ay cause métabolique donc yooyu ñëwee xeetu cause yi nga xam ne ñoom ñoo ëpp li ñuy joxe arrêt cardiaque mais bu xol bi moo gën a moom la ñu ëpp li ñuy gis surtout ci ndaw ñi. ban tranche d'âge lay faral di dal en général. arrêt cardiaque mën na dal ñëpp. ki liir bi door a juddu ba ki nga xam ne am na téeméeri at donc mais buñ ko xoolee ci tranche d'âge yi li leen di différencier li uutalee ñenn ñi ak ñeneen ñi mooy li ñuy wax li koy joxe étiologie yi donc li koy joxe ci ndaw bokkul ak li koy joxe bu dee mag la wala bokkul ak li koy joxe bu dee li ñuy tuddee adolescent la waxambaane bokkuñ. cas bu nekk lan ngeen si gën a seetlu lu koy joxe. cas bi nekk bu dee par exemple ci ndaw la boo jëlee ci nit ki bu amee juróomi at jëm ba ñaar fukki at ak juróom fukki at li ci ëpp li koy joxe mooy li ñuy wax ay cause cardiaque la donc xol bi et ci cause cardiaque yooyu bu ñu seetloo li ci ëpp ci cause cardiaque yi ñuy joxe lu ñuy wax maladie coronaire parce que xol bi dafa am ay sidit yi ci nekk des fois sidit yooyu day am jafe-jafe donc loolu mën na ko joxe loolu ci nit ñi am juróom fukki at jëm kaw la gën a bëri am na ñi nga xam ne ñoo gën a néew juróom fukki at li koy joxe lu ñuy doxee yenn maladies yi ñuy tuddee maladies soit génétique wala lu ñuy tuddee ay maladies yu ñuy tuddee canalopathie dafa am ci xol bi ay éléments yi nga xam ne ñooy tax yenn éléments hormones yi mën a circuler wala yenn éléments yi di mën a circuler ci yaram bi xol bi mën a yëngatu comme ni mu waree am na ñoo xam ne seen xol bi ni muy yëngatoo dafay am jafe-jafe ba dañuy am lu ñuy def lu ñuy tuddee mort subite te day gaaw a yomb ci ñoom te loolu li ci ëpp solo boo demee ci docteur saytu ko dina ko mën a dépister facilement. arrêt cardiaque AVC am na différence. arrêt cardiaque ak AVC am na différence donc arrêt cardiaque comme ni ma ko waxee mooy ki nga xam ne dafa jékki-jékki daanu li ci ëpp xol bi yëngatootul donc loolu mooy ñi nga xam ne moom la ñuy def arrêt cardiaque ñi nga xam ne dañuy def AVC li ci ëpp mooy ñi nga xam ne dañu jékki-jékki daanu ñoo ngi seen xol mu ngi yëngatu ñoo ngi dégg nit ñi ñoo ngi wax ak nit ñi mais seen benn cër ci côté yaram wala ci loxo bi wala tànk bi wala gémmiñ ji mooy bañ ñooy li ci ëpp boo ko gisee loolu mën nga wax ne kooku AVC la def. Est-ce que bu dalee nit ci biir këram ay mbokkam dinañ mën a ràññee que ne lii AVC la wala lii arrêt cardiaque. waaw dinañ ko mën a ràññee donc comme ni ma ko waxee ci njëlbeen li am solo mooy nit ki bu la wuyoo nga laaj ko mu tontu la nga déglu xol bi ne moo ngi yëngatu deful arrêt cardiaque leneen la def mën na am ne dafa def lu ñuy wax syncope dafa xëm mën na am dafa def AVC mais deful arrêt cardiaque mais nit ki bu dee dafa daanu nga làmb xol bi yëngatootul nga laaj ko wuyuwu la donc li ci ëpp def na lu ñuy wax mort subite donc dafa def lu ñuy wax arrêt cardiaque ou mort subite. lan mooy premier soin yi bu la dalee sa kër muy AVC comme muy arrêt cardiaque. waaw bu dee AVC la bu dee dalee sa kër li ci ëpp nit ki day jékki-jékki benn côté cër bi bañ li ñuy def mooy dañuy randal lépp li nga xam ne am na ñoo xam ne daf leen di def crise
ñuy daanu dañuy randal lépp loo xam ne bu ci dalee mën na ko gaañ bu dee dafa takk ceinture wala mu takk cravate wala mu takk soutien dañ koy tekki pour noyyi bi mu mën koo def comme ni mu waree bu dee dafay matt làmmiñ bi ñu am lu ñu dugal ci gémmiñ bi pour mu bañ di matt làmmiñ bi bu dee loolu kooku ku def AVC moo koy def bu dee koo xam ne nag dafa daanu def lu ñuy wax mort subite wala arrêt cardiaque li ñuy njëkk a def mooy xool ndax moo ngi noyyi wala noyyiwul bu noyyeetul rek ñu commencé réanimation lu ñu tuddee massage cardiaque donc loolu nit ku nekk yaakaar naa war na ko mën a jàng ba mën ko parce que boo ko defee di nga mën a sauver nit kooku di nga ko mën a wàllu ba ñi nga xam ne ñoom ñoo ci gën a xarañ lu mel ni SAMU wala sapeur pompier ñëw dimbale la bu ko dalee nag li nga njëkk a def muy AVC wala mort subite boo defee loolu mesures yi ñuy wax ba pare da ngay woote wàllu ñi nga xam ne ñoom ñoo ko jàng soit SAMU wala ambulance wala clinique wala benn docteur boo xam mu ñëw wàllu la mën na jël kooku en charge ñu yóbbu ko hôpital nu mu gën a gaawee. dañuy wax que ne nit ñi dañu war a def sport pour éviter problème cardiaque mais dañu seetlu ne sportif yu bari dañuy def arrêt cardiaque en plein sport. Pourquoi loolu. waaw sport ni ñu ko mën a tuddee des fois am na bu dee ni ñu koy defee baaxul mën na doon paaka ñaari boor comme mën na ni ñu koy waxee mën na am ay bénéfices mën na la dimbale aar la ci yenn feebar yi comme mën na andi ay jafe-jafe ci ñenn ñi donc ñi nga xam ne sport bi ñoom lay aar mooy ñi nga xam ne avant ngay def sport dafa am yenn matuwaay yoo xam ne nit ki daf ko war a jël du da ngay jékki-jékki rek tëb comme nit ñi def Sénégal jékki-jékki rek jóg gis nga nit ñi di dawi géej nga ànd ak ñoom dawi géej déedéet gis nga nit ñi di def football yi nga ànd ak ñoom football yi déedéet da nga war a dem xool sa xol ndax attan na loolu nga koy sëf parce que sport dafa laaj ay énergie bu bëri dafa laaj li ñuy wax dépense bu bëri xol bi li muy liggéey day bëri torop te day daw lu gaaw donc da ngay xool ndax xol bi attan na ko donc da nga war a dem gis soit benn cardiologue wala lu ñuy wax benn médecin du sport mu seet la saytu xol bi ba gis ne yow mii apte nga pour mën a def sport mën nga def sport ñu ne la waaw mën nga def sport te bu ñu lay wax ne mën nga def sport docteur bi tam da lay wax ne sport bi mën nga ko am na ñoo xam ne mën nañ dox mais mënuñu daw am na ñoo xam ne mën nañ daw mais mënuñu football am na ñoo xam ne mën nañ football mais mënuñu def basket wala tennis ak yeneen donc docteur bi dina la wax lu ci war ñiy def li ci ëpp sport di ko jékki-jékki di daanu di ci dee boo ñu xoolee ba xool ci seen visite médicale comme ni ñu ko waxee am na problème wala defuñu ko comme ni mu waree wala am na loo xam ne gisuñu ko woon wala ñaareel bi mooy li ñuy wax ñi nga xam ne dañuy def dopage donc ñi nga xam ne dañuy jël ay doom yoo xam ne kenn waru ko jël pour yokk seen kàttan wala pour yokk seen mën-mënin ni ñuy defee sport bi loolu li ci ëpp moom moo gën a joxe lu ñuy wax mort subite ci sport. Est-ce que n'importe qui moo war a def sport. déedéet du n'importe qui donc comme sport avant nga koy def da ngay saytu xool mais ku nekk am na sport boo xam ne moo adapté si yow am na ñoo xam ne sport bi adapté si ñoom mooy dox am na ñoo xam ne fëy la. am na ñoo xam ne football la am na ñoo xam ne leneen la moo tax da ngay dem xool docteur bi ki nga xam ne moom la xam-xamam màcc ci mbir moomu mu xool ne diw de kii lii ñu ko wax sport bii mu bëgg a def xolam attan na ko yaramam attan na ko mën na ko def ñu door la wax ne mën nga ko def donc dafa am solo avant que ngay jóg di def sport bu munti doon nga dem ñu xool sa yaram. Mais dans le cadre général ban sport lañu mën a attribuer ñëpp pour ñu éviter. waaw sport bi nga xam ne habituellement ñëpp mun nañ ko def te des fois li ci ëpp du andi yenn gàllankoor yu mat yi yu bëri mooy lu mel ni marche baax na donc li ci ëpp li muy solliciter xol bi bëriwul te boo ko defee li nga ci mën a jëlee comme gaañu bëriwul bokkul ak sport yu mel ni football nga xam ne sport de contact la mën nga ci am yenn gaañu wala sport yu mel ni comme haltérophilie yi nga xam ne yooyu mën nga ci am yenn gaañu ay déchirure et tout ça marche moom ci mun nañ wax ne ku nekk mën na ko def mais nag man li may conseiller toujours que doo nekk xale bu am fukki at ak juróom dara dalu la nga ne damay marche déedéet donc marche dafa am na xam ne ñoo xam ne ci ñoom la gën a baax ñi nga xam ne ay mag lañ juróom fukki at ak lu tegal mënuñoo dox wala ñu am problème dox ñooñu marche baax na ci ñoom mais boo nekkee ndaw boo demee consultation da nga war a def sport boo xam ne mooy gën a tàggat sa xol donc moom moo lay gën a andil yi nga xam ne bénéfice yi nga ciy mën a gagné ci sport boobu nga koy defee loolu docteur yi dinañ la ko wax et tout ça nga mën ko def.
marche bi comme ñenn temps ngeen recommandé. li ñuy recommandé mooy ak même bu dul marché sport bu mënti doon li gën a néew mooy nga def ko lu ñu wax fanweeri minute par séance boo ciy jóg fanweeri minute bis bu nekk te nga def ko li toll ci ñeenti yoon par semaine ay juróom-ñaari fan yu nekk nga def lu toll ci ñeenti yoon fanweeri minute mooy gën a tàggat xol bi nga xam ne li nga war a mën a jëriñoo ci sport bi di nga ko mën a jëriñoo bu baax loolu lañ ci gis études yi moom la wane jàngat yi ñuy jàngat yëpp gis nañ ne loolu boo ko defee di nga mën a jëriñoo bu baax ci sport bi te doo ci am benn jafe-jafe. docteur naka ngeen di expliquer fan yi li ñu seetlu muy xale yi nga xam ne dañuy faral di décédé ci arrêt cardiaque. waaw xam nga dañu nekk ci réew moo xam ne lu mel ni ay cardiologue yi bëri wuñ fii yenn spécialistes yi bëri wuñ te nit ñi ñun suñu réew dafa doon réew moo xam ne nit ki balaa moo dem hôpital rek day fekk mu feebar te li gënoon mooy li ñuy wax fàggu avant dara di la dal donc nga jóg dem saytu xool sa xol xool sa yaram boo ko defee li ñuy gis yu bëri yëpp ay arrêt cardiaque yeeg yooyu yëpp dina wàññeeku parce que ñun ñuy def li ñuy wax rythmologie donc dañuy gis ak cardiologie bi ñuy def dañuy gis ne am na feebar yu bëri yoo xam ne nit ki des fois du ko gàllankoor am na ay examen yoo xam ne tant que defuñu ko mënuñ koo gis ci moom il faut mu ñëw hôpital ñu saytu ko laaj ko ay examen yu mu def ñu door a gis ne diw de lii la am te yooyu buñ ko xoolee ba xool yu ci bëri mën na def lu ñuy wax mort subite moo tax dañuy dañuy wax nit ñi bu baax ne leen ñu góorgóorlu bu ñu amee doom bu bëgg a def sport wala nekk ci école de football nañ ko ñaax mu ñëw gis docteur bi mu defal ko bilan bañ gis ne xol bi amul problème loolu bu ñu ko defee mort subite yu bëri yi ñuy war a gis yëpp dina wàññeeku. est-ce que ku am insuffisance cardiaque mën na def arrêt cardiaque. waaw ku def am insuffisance cardiaque mën na def arrêt cardiaque loolu la ñuy wax bu ñu yeggee ba fi nga xam ne feebar bi jeexitalu feebar bi nga xam ne feebar bi yem na fa fii la sësee ñi nga xam ne ñoom mënatuñ ci ñoom dara des fois feebar bi sori na si ñoom ba nga xam ne amatuñ yaakaar bu bari ñooñu arrêt cardiaque da leen di yomb donc ku am insuffisance cardiaque mën na def arrêt cardiaque mais du ñëpp a koy def mooy comme ni ma ko waxee ñi nga xam ne feebar bi sori bu lool ci seen yaram ba nga xam ne amatuñ benn yaakaar ci ñoom ñooñu arrêt cardiaque da leen di yomb. est-ce que insuffisance cardiaque dafa héréditaire. déet insuffisance cardiaque rek héréditairul parce que insuffisance cardiaque feebaru xol yi ci ëpp yëpp mën na joxe insuffisance cardiaque mooy lan mooy xol bi pompe la mooy pompe bi ni muy yëngatoo def njëriñam yi mu waroon jëriñ defatu ko léegi xol bi bu defatul liggéeyam rek moom la ñu tuddee insuffisance cardiaque donc lu mel ni tension mun na yàgg sa yaram sonal la lool ba joxe insuffisance cardiaque lu mel ni lu ñuy wax problème sidit yooyu nekk ci xol bi mën na yàgg si yor lool yi ba joxe insuffisance cardiaque ak yeneen donc feebaru xol yi ci ëpp mën na évoluer mën na jëm ba joxe insuffisance cardiaque moo tax insuffisance cardiaque am na feebar yoo xam ne c'est héréditaire yoo xam ne nit ki daf koy donn donc bu ko donnoo buñ ko toppatoowul comme ni mu waree bu yàggee ci moom mën na ko jox insuffisance cardiaque mais insuffisance cardiaque moom rek ci boppam du loo xam ne nit ki am nga papa bu ko am mooy neex na xëy da nga koy am wala am nga mbokk bu ko am neex na xëy da nga koy am déedéet demeewul noonu. est-ce que suñu alimentation am na lu muy causé ci arrêt cardiaque yi. waaw suñu alimentation am na bu baax li ñuy causé ci arrêt cardiaque yi parce que seetlu nañ ne léegi ñun suñu alimentation yi bu baax. ni ñu ko waxee boo laajee ñi wax diététiciens yi mooy ñi ci ëpp ci sénégalais li ñuy lekk c'est pas équilibré donc te am na tamit ay produits yu ñuy utiliser yi nga xam ne day li ñu ko tuddee day favoriser wala day yokk wala day gën a tax nit ñi gën a gaaw a am luy feebar yu ñuy wax tension wala diabète wala yu cholestérol yu demee noonu donc yooyu alimentation bi dafa am solo bu baax ba nit ki dafa war a lekk loo xam ne lu set la alimentation bu ñuy wax équilibré la ba nga xam ne lépp li nga xam ne dafa am ay colorant ak yépp produit yoo xam ne xamoo fu ñu jógee yooyu baax jar naa moytu parce que yooyu day andi gàllankoor ci suñu bopp andi yeneen jafe-jafe donc te feebaru xol yooyu bu yàggee mën na andi li ñuy wax arrêt cardiaque wala insuffisance cardiaque wala yeneen feebar sax yu gën a métti yooyu yoo xam ne da nga ciy dépenser xaalis bu dul jeex te du gaaw a wér. yan aliment la.
waaw aliments yi li ñu ko mën a waxee lu mel ni cholestérol donc ak garab yi lekk yi nga xam ne dafa gras donc yu mel ni cholestérol yi nga xam ne dafa niin lool baaxul yooyu c'est à éviter benn ñaareel bi mooy lekk yi nga xam ne dafa bëri xorom torop donc am na ay produits yi am donc du ma citer produits yi mais am na ay produits yu am yi nga xam ne ba tey ñun li may wax tout le temps xamuñu luñ ko defaree ak fu ñu ko defaree ak quantité bi ci nekk ci xorom. mooy bouillon yi. waaw bouillon yi donc yi am yëpp sans exception nag donc amuñu produit yi ci nekk quantité de sel bi ci nekk te ñun li ñuy jàng ci médecine mooy dañu seetlu ne xorom. am na nit ki dafa am lu mu ci soxla bu ëppee nombre de grammes boobu rek day andi yeneen jafe-jafe moo tax dafa am solo li ñuy lekk ñu xam nombre de grammes yi donc yeneen aliments yi en dehors des bouillons ak yi nga xam ne mooy aliments yu nii nii mooy suukar suukar bu bëri tamit baaxul day andi diabète andi jafe-jafe te diabète bu amee yeneen ak yeneen mën na andi jafe donc yooyu rek laa mën a limagu si as néew ci nga xam ne yooyu mën nañ ko moytu ak yeneen tamit yoo xam ne du ay aliments mais am na ñoo xam ne dañ koy jëfandikoo lu mel ni sàngara baaxul loolu étude yëpp wane nañ ne baaxul day andi jafe-jafe lu mel ni cigarette étude yëpp wane nañ ne baaxul day andi jafe-jafe bu ko nit ki mën a moytu boole ci ak sport dina tàggat xolam ba am na yu feebar yu bëri yoo xam ne du gaaw a ñëw si moom te dina ko mën a moytu. mesure de prévention boo xam ne c'est strictement pour les jeunes pour ñu éviter problème cardiaque yooyu. waaw mesure de prévention pour les jeunes. li ñu leen di wax mooy ñu def sport loolu li am solo la mais balaa ñuy def sport ñu dem saytu ñu xool lan lañ leen indiqué ban sport moo gën ci moom ne seen xol bi attan na ko ñu def ko donc loolu mooy bu njëkk bi ñaareel bi mooy que ne nit ki il faut mu lekk équilibré mu am lu ñuy wax une bonne hygiène de vie une bonne hygiène de vie mooy lan mooy nit ki muy nelaw heure yu mu war a nelaw parce que maggu adolescent xale entre juróom-ñetti at ba ñaar fukki at fanweeri at war na nelaw lu mu néew juróom-benn waxtu wala juróom-ñaari waxtu par bis donc muy nelaw bu baax di lekk gu baax moytu bouillon yooyu ñuy wax moytu aliments yi nga xam ne dafa bëri suukar torop moytu aliments yi nga xam ne dafa niin lool bàyyi cigarette moo amul benn njëriñ donc bàyyi sàngara si amul benn njëriñ te yooyu yëpp day gàllankoor loolu bu ko defee feebaru xol yu bëri dina ko du ko gaaw a dal donc te dina ko mën a aar bu baax a baax. docteur ñu ngi lay remercier. maa ngi lay remercier bu baax Marietou. Merci de vous abonner à Pikini Productions. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime et laissez un commentaire.